محمد مثال والأنبياء 96 وأبد الله bëgg ñool Makka defal ñu magal Seydina Muhammad Seydina Muhammad lam yurid yow Mak demal Mak kay dama ci ko dawal gaaw ci suuf dawal maa ngi jël kàddu gi ci turu monsieur le maire nga xam ne yaram dafa xaw sutante bureau municipal bi aussi nekkuñu fi ñu yebal ma ànd ak délégation bi ma àndal ñu nekk sama ginnaaw pour ñëw sargal jigéen ñi nee na nga ni daaw ñëwoon na fi ngeen pare ne ko bis bi mu kontaanoon ci trop mu defee ne foofu ngeen di yem ngeen ñëwaat ren encore tuddewaat ko bis bi mu gën cee kontaan nee na loolu ngeen ko defal da ngeen ko lebal ker nee na guddi la leen bëgg a fayee mais nee na li ko jaaxal boobu ba léegi gisagu leen dafa leen namb ñëw leen tas ak moom nee na dafa bëgg a defante ak yéen dafa leen bëgg wax moom mooy kan dafa leen bëgg a ñamal loxoom parce que un de ces thèmes de campagne moo ne woon man dama bëgg sargal jigéen ñi parce que jigéen dafa sonn daf ko bëgg a yëkkati donc bu ngeen ñëwee tey ci bisu 8 mars bi encore ngeen bëgg koo tëlluwaat bis bi da ciy kontaan trop mu wax ma ne ma aussi bisu tey bii dafa am ci lu ñu war a delloo bokkut ak fête Saint-Valentin loolu mooy fête mais lii du fête nee na bis bii li tax ñu am tey ab xeex moo ko indi jigéen moo doon xeex ba bis bi am tey biñ deltoo ginnaaw am na 1 siècle maanaam téeméeri at yoo xam ne ni jigéen moo jógoon di xeex pour dagg ay buum jigéen amul woon droit de vote jigéen yooyu temps yooyu ñu toll seen dafa amoon ay gàllankoor bu ñuy liggéey ñuy xeex di xeex ba bis bi taxaw tey ba Nations Unies reconnaître ko ba jox leen ko tey en 1977 kon nag jigéen googu fàttaliku leen ko gàcce ngalaama bu ngeen jógee ci lii réseau des femmes dafa am taxawaay bu ngeen war a taxaw soobu ci mbir mi nag pour liggéey da ngeen a war a liggéey tëgg seeni programme projet yaa ngi fii am na ñoo xam ne ñoo ci ginnaaw ngeen dem dagg seeni buum actuellement ñoo ngi ci ay jafe-jafe ngeen dimbali leen ci bataille boobu ci combat boobu ci la le maire di invité nee na nag ses portes la mairie buntu yëpp ubbi na leen bu ngeen ñëwee ñu ut ay partenaires mu taalal leen loxoom lu man jox leen ko lu mënul ànd ak yéen uti ko ngeen ànd pour ñu liggéey Xombol parce que dara lu li nga xam ne moom la ñu xëcc pour jël mairie bi defar dëkk bi rek la defar dëkk bi rek moo ko tax a jóg te am na loo xam ne nii mi ngi ci kanam rawuti bët gis ngeen li fi jot a am te nee na mi ngi demaat jéggiwaat leneen jéggaani leneen pour dëkk bi rek ku ko ñëw fekk si ko jàppale ko pour dëkk bi dina la taal loxo dina la siggil kon nag monsieur le maire nee na jigéeni Xombol yëpp li commencé ci réseau des femmes bi ay tey ak ñi ma gis ak ñi ma gisul ñëpp mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen taalal loxo pour le combat. Vive la femme, vive la femme. Merci. Religieux et coutumiers, messieurs les parrains, madame la marraine, chers collègues, honorables invités. C'est un grand honneur pour nous, enseignantes de Khombol, en symbiose avec toutes les femmes de la commune et environ, de célébrer cette journée mémoriale de la femme du monde,
qui ne saurait être assimilée à une fête, mais à une journée de bilan de nos luttes pour des droits matériaux et moraux dont doit jouir tout être humain. Le thème choisi cette année est « Féministe tant qu'il le faudra ». En réalité, c'est un thème qui nous réconforte dans la mesure où il nous permet de renouveler notre engagement féministe pour gagner les batailles d'aujourd'hui et celles de demain. La Journée internationale de la femme reste aujourd'hui d'une brillante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. Tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte sera légitime et le féminisme nécessaire. Chacune doit jouer sa partition dans ses fonctions. Chers collègues, notre fonction, aussi noble qu'indispensable, doit être pleinement assumée, car l'éducation est la base de tout développement. L'écrivaine Mariama Ba, dans son ouvrage Une si longue lettre, le dit si bien en ces mots. Notre fonction, comme celui du médecin, n'admet pas l'erreur. On ne bannit pas avec la vie. Et la vie, c'est à la fois le corps et l'esprit. Déformer une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. Les enseignants, ceux du maternel autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens. Jamais chantés, jamais décorés. Armée toujours en marche, toujours vigilante. Armée sans tambour, sans uniforme rutile. Cette armée-là, déjouant pièces et embûches, plante toujours le drapeau du savoir et de la vertu. Pour notre pays, les femmes ont arraché des victimes notoires. La parité brandie comme un trophée de guerre nous est enviée à travers le monde. Des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux ont mis en place pour raffermir la centralité de la femme dans toute la politique de développement économique et social. Khomboloises, Khombolois, cette journée, nous l'associons au nom d'une femme dont l'engagement et la détermination pour l'émancipation des couches vulnérables sont connus par tous les segments de la population. Je vous nomme Madame Beroudien, marraine méritée de cette journée. Madame Beroudien, avec sa noirceur d'ébène, est native de Khombol. Une femme humble, respectueuse, dévouée et généreuse. Elle n'hésite pas à mettre la main à la poche pour prendre en charge l'inscription de certains élèves démunis et de se battre corps et âme pour leur orientation à l'université et d'autres écoles de formation. Elle n'a jamais cessé d'orienter ses pensées pour le développement de notre localité. Nous ne saurions terminer cette allocution sans remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette journée. Sur ce, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention. dëgg la ñi ngi sant ñëpp ñi fi teew di gërëm ñëpp muy municipalité bi di population bi di suñu marraine di ñëpp kilifa diine ak kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn ñi ngi sant ñëpp di ñax ñëpp nag ku ci nekk ñi ngi lay gërëm parce que ñëpp ku ci nekk de près ou de loin ku ci nekk dugal na ci sa alal ku ci nekk dugal na ci sa xam-xam ku ci nekk dugal na ci sa doole. ñi ngi remercier aussi di sàkku tamit ñaan ci suñu sëriñ Moustapha Sy Djamil lu nekk def na ko bi ñu commencé moo ñu njëkk a ñaanal jox ñu lu bari ni ñu ñimee leen ñu dem képp koo xam ne nag participer nga ci rek ñi ngi lay ñaanal suñu parents yi ñëpp fàttewuñu kenn ku lim da ngay juum ñi ngi ñaanal ñëpp yàlla nañ ko fekkee at yu bari je vous remercie. jërëjëf Asugom bi suñu sëriñ bi nga xam ni moom moo toog sëñ Souleymane Seck di ko ziar di ko jox dalwaay bu méngoo ak bi nga xam ni moom la fi taxawee muy famille suñu maam Amary Ndak Seck. waaw dama li tax ma commencé ko dañuy wax tey ci femme enseignante yi suñu maam Amary Ndak da doon nitu diine
mais nag suñu collègue la parce que àddinaam yépp jàngale la ko def kon tey jii bu lenn lu soqi ko ci moom ñëwee teew day nekk mbégte ci ñun di nekk aussi loo xam te ne daf ñuy gën a ñaax parce que comme ni ko sama collègue bi waxee léegi métier la boo xamante ni xaj na kenn du ñu woy mais nag suñu maam Amari Ndek daak sàkk nee na woon soxlaw ñu ku ñu woy ñun woy suñu borom bi moo ñu war a woy te moom la ñu xaar pour mu woy kon xaaruñu woyu doomu aadama jàngalekat su dee xaar fayu doomu aadama raté na vocation ñun suñu borom bi la ñuy liggéeyal nañu xaar suñu borom bi fay ñu kuy liggéeyal suñu borom bi nag war nga koo xool war nga koo sellal te waroo ci am benn boo xam te da nga koy ñooru loolu mooy li nga xam ne moom laay dolli ci li nga xam ne moom la collègue bi wax effectivement ñun ñooy bàjjanu doomu bàjjanu ñëpp mais nag noonu rek la mën a demee parce que yàlla moo ko bindee noonu suñu borom bi képp ku mu naru la fay du la liggéeyloo nangu leen suñu borom bi liggéeyloo leen ndax bu ëllëgee mu fay leen enseignants yi nangu leen suñu borom bi liggéeyloo leen ndax bu ëllëgee mu fay leen fayu suñu borom bi mu ëpp solo journée tey nag du journée folklore du journée dara journée bilan la ñu def taxaw seetlu muy jàngalekat yu góor yi ak yu jigéen lan la ñu war a xool ci suñu taxawaay parce que nag gaa métier bi metti na kenn du ñun foo dem ci Sénégal fin fond wu Sénégal ginnaawu militaire ab enseignant nga fay fekk. waaw loolu dëgg la de. donc mbir mi metti na mais nag dafa noble soo ci la maam Abdou Aziz waxoon nag daf ni jàngalekat à chaque fois bu xam jàngalee ba retraité ñu koy yéene sarax rek na xool na mu doon jàngalee du ñu jàll mook parce que choisir nu métier pour jàll mais waruñu torox. parce que nag defar nañu yiw yoo xamante ni war nañu mën a accompagner li des ci suñu dund gi yëpp nañ leen wutu yiw ak tuuti xaalis te bañ a wut beaucoup bépp xaalis ak tuuti yiw xaw ma ndax comprendre ngeen bu baax li ma bëgg a wax na yiw wi nañu gën a wut yiw wi que xaalis bi baax na nag xaalis parce que moom la ñuy dundee ci àddina bi mais nag nañu jiital yiw wi bu may terminer nag parce que dafa guddi. sama jàmbaar yi laay waxal ku leen xamul ñun xam nañ leen parce que ñun ñoo nekk ak ñoom ci école yi ay jigéen lañu di def rôlu jigéen ca kër ga préparer seen kër defar seeni doom toppatoo seen borom kër ba pare ñi nekk foofu yaay ñëw ci école bi nekk fi beneen yaay parce que ñeneen dañuy jël seeni doom jiital leen ñëw teg ko ci seen loxo kon ñaari yaay lañu. dama bëgg ngeen leen di suturaal ngeen leen di jox cër jox leen tooguwaay bi ñu warloo parce que nag ñun ñëpp xaj nañ am nañu mérite mais ñoo ñu ëpp mérite parce que li tax ñu ëpp ñu mérite mooy ñun surtout ñun tuut tànk yi ñun ñu yor tuut tànk yi xale bi ñu yor day door a jóge ci yaayam fàtteegul yaayam day soxla beneen yaay fi nga xam ni fa lay jànge ñoom bu ñu ñëwee ñooy dalal xale yi nga xam ni fàtteeguñu seen yaay fàttaloo leen seen yaay ba mën a dugal xam-xam ci seen biir kenn du yéen gàcca ngaalaama yéen jigéen ñi jàngalekat yi foofu laa yem bëgguma gudd yéenay lépp yéen la góorgóorlu leen bu soobee suñu borom bi dina leen fay moom rek mën a fay lu leen waaye wax baax na yéen góorgóorlu leen incha allahu rabbi di ngeen am mayu suñu borom jaajëf tàccu leen seen bopp asalaamaaleykum mbooloo mi fay leen ma bokk balay dara damay sant yàlla julli ci muhammadu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tey di un jour exceptionnel jigéen ñoo ko moom dañuy sargal jigéen nga tàmbale ci yonent bi ki ko jur ak jigéen ñi mu jur nga jóge fa départ ñëw Sénégal nga ni Seydi Hadji Malick Sy ne fa Wade Wele nga dem Touba nga ni Soxna Jaara nga dugg dans l'histoire nga takki ne histoire ñu ne la Nder en flamme jigéen ñi ngir bañ ku leen noot ngir bañ gàcce ñoo dugg ci baar taal seen bopp looloy Nder en flamme nga dem Casamance nga ni Aline Sitoé Diatta nga dem Thiès kaay nga ni Yacine boobu sama lingeer yow de jaaraama yow mi yoole sa deret Madior Sala Bigué
nga ñëw fii nga ni soxna Mbaru la grande dame de fer soxna Mbaru Dieng soxna Mbaru sa xarit sa càmmiñ sa lépp bëgg la weccoowul ak leen fonk la nga bokk ci groupe Seydina Mohamed soppeey mu ne tey lu mu am yaa ko gënal fu mu dem yaa ko gënal lu mu gis yaa ko gënal ci bisub jigéen ji ñu lay sargal mu def délégation ànd ak Serigne Souleymane Seck borom xaas fonk na la de délégation plus de 10 oto mu rangale ko ñu ne ko Mor foo jëm ndax jaxaaw nga jëm da ngay seeti Samba Ndiaye mu ne déedéet ki may seeti ma nga ba Xombol mooy la reine de Xombol ki may seeti mooy la lion de Xombol ki may seeti moo yëngal fii téye dëkk bi ci loxoom dara bougé wu Alaaji Mor ñëw na seet si la de ànd ak délégation ànd ak Serigne Souleymane Seck borom xaas ànd ak Serigne Madike Seck xam nga ni lii foor na de ñu ne déet na waay mu ànd ak oustaz Arona Ba borom xam-xam ñu ne ko kan nga àndal Mor Gueye mu ne maa ngi ànd ak Thierno Omar Dem xoolal li mu jiital ay nitu diine la jël jiital seet si la parce que xam na ni ku baax nga dangaa sell dangaa yiw dafa am loo gëm te dangaa bokk ci yonent bi mu ànd ak kan le maire Pape Tall waaye yemul foofu de ànd ak ay jigéenam ñu ne ko koo àndal mu ne madame Faye sama jigéen gëm ma di une dame de fer moom laa àndal ñu ne ko ak kan mu ne Astou Gueye Ndiaye une dame de fer moom laa àndal ñu ne ko Mor ko àndal mu ne Ousseynou Diallo ñu ne ko àndal mu ne Sakho Ilimane mu Alaaji Ibu Sakho Dame Sakho ñu ne ko àndal mu ne Mandaw Mbay ak kan mu ne Modou Diop Ndiaye sopp yonent bi ñu ne ko ak kan mu ne Xaadim Sëñ Touba Xaadim si sama rakk sama jarbaat sama lépp ak kan mu ne Samba Ndiaye mi nga xam ne mooy borom Thiès saf ñëpp saf xorom bëri bayre bëri wërsëg bëri xaalis te nag ma wax la benn jabar laa am signé naa convention bi dinaa fi jël tey 2e 3e ak 4e parce que mal fa yii muur nañ ma bu yàgg man ñu ne ko ak kan mu ne Jabel Mbay ñu ne ko Mor ko àndal mu ne màgg daan nee naa ko sànq damal sa montar damal sa aiguille ci kii boo ko damee ñi la war a jox oto moom dina la jàppale dina la may kër dina la ko tabaxal dina la may oto dina la yóbbu nga siyaare yonent bi ak kan mu ne nag maa ngi ànd ak presse bu mag bi muy Thiès Info nga xam ne lu siiw ci àddina bi ñoo ko siiwal ñooñu la mu war àndal kon kii am na fu mu la teg fonk na la bëgg na la man xam naa ci dara xam nga sama déplacement yombul waaye xoolal ba ma jàlloo wooyee ne ma ñëwal mbëru la ma ne faaw ma bëri ji ñu ñëw nag nga teer ñu toppatoo ñu mettre ñu dans d'excellentes conditions pom baa ngi sans poche wax la xam naa pom bi muy sans poche yaa ngi dégg nga def nag ni nga def xoolal Xombol tey ñëpp génn nañu boo xoolee fii xam ne ay autorités ñoo fi nekk sur le plan religieux sur le plan politique sur le plan culturel sur le plan sportif ñëpp wuy si nañ la waaye loolu la ko may yar teggin engagement détermination bëgg sa dëkk Xaadim si yow yaa am responsabilité yi tey ñëw fas yéene yëkkati kàddu delloo njukkal soxna si ci turu président Mor Gueye président damaa bëggoon nga jóg taxaw waa Xombol gis la sargal la def da ngaa bëgg kii danga koo jàppale Alaaji Mor jógal taxaw dama bëgg na ñëpp tàccu Alaaji Mor Gueye na ko ñëpp tàccu na ko ñëpp tàccu dégguma dara tàccu leen ma dégg. mbokki Xombol salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon mi ngi mel ni ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci Xombol di jiital nuyoo bi monsieur le maire mi nga ki fi représenté monsieur le maire. di aussi di nuyu inspecteur bi nga xamante ni moom moo war a def aussi tamit conférence bi kon soxna Mbaru président El Hadj Mor Gueye ak waa groupe Sopp na bi Sénégal ñu ngi lay xamal ni fii nga teg sa tànk foofu la ndax mënoon ngaa bëgg yonent bi rek yam ci doy na sëkk mënoon ngaa ni jàmbar nga sa waar wi nga nekk di ko liggéey doy na sëkk waaye nag boole waat nag man li ñu wax fii ma dégg ko ci discours bii ware ni étudiant bu fi am problème orientation yow yaa koy taxaw
école formation yi nga dugal leen bu dee ci wàllu yar nga dimbali leen loolu kon ñoom xamaat nañ ci beneen xamaat bu bees boo xamante ni ndeke loolu yow yamalew li la suñu borom defal yamalew ko yow kese ci yow mii da nga koo bokk ak jaam yi nga nekkal kon nag it ci loolu xamaatal ni amaat nga beneen taxawaay bu bees boo xamante ni ci biir groupe Sopp Nabi boo xamante ni am nañ ko ku ne xam na ni déplacé ko kilifa gi yombut mënoon naa yónnee muñ yónnee Diallo administrateur Diallo boole ko ak man ak keneen mënoon naa ni doy na waaye xam sa taxawaay ci groupe Sopp Nabi xam sa taxawaay ci doomu aadama yi xam sa nangoo liggéey sa fulla ak fayda moo tax mu ni benn bés bu ne mënoon naa koo yeble waaye bii de faaw ma dem ak lu ma gëj a génn ku xam président xam na ne gëj naa génn waaye nag moom it lu muy bëgg yonente bi day opérateur économique yonente bi ndax it lépp lu mu am joxe na ko yonente bi dëgg la ku ne dimbali na la dëgg la ku amul kër it jox na la ko ak yeneen kon nag tey bis ni ki tey lii nga xamante ni sumb nga ko fi di ànd koog di dimbali ñii nga xamante ni mooy waa xombal insha allahu rabbi dina si amaat yeneen taxawaay yoo xamante ni bu soobee yàlla dina ko taxaw te jël nañu engagement yooyu kon loolu ñu ngi leen koy wax waa xombal yéen ñëpp waaw dina ko jëf de waaw kon nag lépp loo xamante ni bëgg nañ ko cee wax li ci nekk ci ñun moom moo ëpp li ñu génnee waaye nag di la wan ni daal ni fi nga teg sa tànk foofu la kontaan nañ ci yow bëgg nañ ci yow bu baax a baax délégation bii ñu àndal ñu ay kilifa de ñu rusuñu si kon nag bëgg nañ ci bu baax ñu ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ni nag moom lañ doon yëkkati asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ne Koumba Diak Gueye ni Maguette Gueye kon Maguette Gueye ak Mbarou ak ka nga xamante ni mooy Koumba Diak Gueye la woon kon Mbarou Dieng bu feggoo ak ki nga xam mooy Bassirou Gueye dama ne loolu yanu na maanaa kii jàllale kàddu gi di doomi Alaaji Pouy Fall kon dama ni defe naa ni tubaab moom delloo nañ ko lay parole am dafa am solo nag ndax dama ni Mbarou buñ ko woowee muy enseignante de profession ci tuddee ko bisu association des enseignantes de la commune de Khombole dama ni Mbarou defe naa ni jox nañ la sa wàccuwaay te dañuy ñaan yàlla nga gën fee yàgg enseignante yi ak xale yi nga xam ne ñoo ngi ci soog a dugg école ba ñu ne université di ko taxawee mu nekk journée bu gën a yaatu Mbarou ñu lay teg di la yëkkati ngay raam ñu lay indi di la sargal Mbarou Dieng muy dox di dem di xëy du am jotu jël oto Mbarou boo bëggoon oto dawal nga ko bu yàgg mais bëgg a nemmeeku soxla askan wi moo tax da ngay dox ak sa tànk koo romb taxaw nuyu ko Mbarou xamuñu sa diis xamuñu sa am alal xamuñu sa naqari deret xamuñu sa dikkale Mbarou kii wax ak yow sa rakk la sa mbokk la dina xaw a jafe ma wax ci yow mu sori mais nag li tax may wax loolu mooy sama doom jaar na ci école jàng ami jafe-jafe nga jële ko fii teg ma ci yoon ba tey jii déwén ak jàmm mën naa am mu yor bagam kon kii wax ci yow war naa wax ci yow wante man mi jàllale kàddu gi maay lante nooto war na maa cee mën a wax liñ naan nag xew moom buñ la ca boolewul dafa fekk matoo dawlin matoo xoro te soos ko kon doo ca doon dara lii nag dama cee doon kon Bassirou Gueye doomi Maguette Gueye war naa mën a wax ci doomi Koumba Diak Gueye mi nu duppee école bi nga xamante ni tey jii koo fa jàppalewul rek yaa ko baax. jërëjëf Fatou salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci turu famille bi laay wax ndax les femmes enseignantes dañu defal lu rëy rëy kon dañu leen di sant ci turu famille bi ndax Mbarou kenn du ko jàngal kenn ku ne xam na ni ci social rek lay dox Koumba Diak la ñuy wax yaayam moom lañ duppee lycée bële way juróom mu góor ñi ko doon wax El Hadji Thierno Dieng moo nekkoon chef d'arrondissement bu Daaru Musti keroog ba Senghor ñëwee ànd ak sëñ Fallou di war a jublu ci jumaay Tuba bu ma jumul ci la ko sëñ Fallou ginnaaw ba Senghor dëddee la way juróom bu góor Thierno da ngay waaj da ngay dem Makka boo jógee Makka dañuy dem Prentegna li ma lay wax lu yàgg la ci wéyjuram da ngay dem Prentegna la ñuy dem ñu gëndal la R4 aéroport la lay xaar jël la aéroport yóbbu la Daaru Musi kooku mooy wéyjuram bu góor ba fi may wax ak yow nii Daaru Musi boo fa demee R4 boobu dañ koy siyaare Sëñ Fallu moo ko jënd Prentegna jox ko wéyjuram bu góor ne ko boo jógee Màkka ci ngay yéeg ba Daaru Musi kon kii ni mu mel yàgg na ne mel wéyjuram mu jigéen kenn du ko jàngal kenn
social dox na ko ba mu jeex tàkk am na fi audience ak kilifa ci réew mi fii man defoon naa lu ne lay lijjanti maa ngi yaakaar ne man lay lijjanti wala boppam déedéet ndekete benn élève bu dëkkoon Ndengaleer gi nekk ci ay jafe-jafe mu xam ne xale bi elle est brillante te war naa dem ca kanam mu dem ci Ahmed Amar laa la wax ku ne xam na ne borom xaalis la ne ko Ahmed mu naa ma ne ko damaa gis xale bu jigéen boo xam xombol vraiment njàngam mën naa jàng te njàngam nar naa limité wu Cheikh Amar ne ko léegi kooku jël naa ko en charge ba kere muy am bac maa bu génnee maa ko jël sama service mi ngi li ma dégg may wax ak yow Cheikh Amar la koy fay ay bourse ne ko bu génnee maa koy jël ci samay service ndax yow sëñ Ablaye ñu ngi mii dañ koy sant di ko gërëm bi ñu xamante ak moom yàggul muy suñu goro am jële fii soxna moom boulangerie bii ngeen di gis Ablaye ñu ngi mii moo ko moom waaye feeñu lu ko ci jëfam ku ne xam na ni ku baax la bi mu xamante ak mbëru yàggul mais ci Serigne Touba rek moo leen boole mu jàpp mbëru def ko ni doomam def ko léppam kon moom it dañ koy sant sëñ Souleymane duñu wax ci moom ñoom ñëpp ñu fi ñëw nga xam mbëroo leen fi indi famille baa ngi leen di gërëm di leen sant parce que temps yombul li leen yëkkati lu rëy la mais ki ngeen ko séqal xam ngeen ni mat na ko kon ci turu famille bi ñu ngi sant ñëpp parce que vieux Aliou Konté mi ngi ci biir Magamu Diaw mi ngi ci biir ñoo ñëpp soxna mbëroo leen yëkkati ak jigéen ñi toog ñi ñëpp bu ma limee damay juum mënumaa lim ñëpp mais kenn ku ne gis nañ la ci xol gis nañ la ci bët honest boy mi nga ne lay sogay ñëw ku ne xam na ni mbëru ndeyam la mu bàyyi ko ba Ndakaaru ñëw ci bisu mbëru kooku leen boole dafa rëy ndax El Hadj Babacar boole woon ak Kumba Diak moom mu doxal lépp yàqu ci dara kon sant nañ ñëpp femme enseignante yi daal sant nañ leen ngeen gën a góorgóorlu li directeur wax fii kenn mënu ko passé ñun ay parents d'élèves la ñu ñoo ngi ci dëkk bi ñoo ngi ci école yi gis nañ li ngeen di liggéey kon ñoo ngi leen di sant inspecteur ñoo ngi lay yóbbandi gi say kilifa gune yu jigéen yii ak yu góor yi ñi ngi jàng ñi ngi liggéey bu mucc ayib loolu dafa baax ñu transmettre parce que ñun population lañu bu ñu defuloon lii duñ ko wax kon ñoo ngi sant ñëpp ku ma fàtte daal nga xam ni maa matalul waaye famille bi sant nañ ñëpp mbëru daal dañ koy ñaanal dama bëgg aussi nag sëñ Souleymane nga joxe ñaan ndax dafa am ñaar ñoo xam ne nii muy El Hadj muy Pape Mbuub mi nga xam mooy maire dëkk bi dama bëggoon joxeel ko ñaan sëñ Moustapha Sy Jamil dama bëggoon joxeel leen ñaan fii mbooloo mi ñaanal leen ndax dafa am lu ñu yëngu ci dëkk bi te dañ leen la bëgg a ñaanal parce que kee dafa wér di kii aussi ñëw tali bi moo ñu ko tàmbali ak yeneen waxu ko sax mais dama bëgg ñu defal ko ñaan mu gudd fan bu wér sëñ bi mën nga ko xaas nag moom duñ bàyyi na la xaas parce que jàngalekat yi ku ne xam dañoo bëgg xaalis dañoo bëgg sëñ bi mbooloo mi ñu fi toog ñëpp ñaanal leen xaalis la ñu bëgg ak jàmm ak wér fekk mën nga ko def ko wasalaam. merci beaucoup. asalaamaaleykum. kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant nuyoo bi ma ciy jiital monsieur le maire ak délégation bi mu fi yónnee su ma tuddee monsieur le maire nag balaa may jàll dama koy ñaanal yàlla fëgg boppam te bañ a tëral kenn ba mu dellu siwaat eggale lim fi tàmbali bu ma nuyoo monsieur le maire ba pare nuyu sama mbokki waa xombal yi nga xamante ne man ak ñoom benn lañu su ma nuyoo rek xombal gépp nuyu naa leen gis naa seen taxawaay kenn ku ci nekk bu ma sañoon fi nga toog laa lay fekk ndax kenn ku fi ñëw rek yéen a nga fi ñëwee kenn ku fi ñëw aussi sama digganteeg yow moo la fi andi muy loo xamante ne ak bokk rek moo ko lal xombal ñun ñëpp ay bokk lañu benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar gannaaw bu ma nuyoo samay dëkk sargal leen ba noppi may nuyu sama ay gan ndax dama am ay gan ñu tedd ñoo xamante ne nii lañu bokk dafa rëy muy lan sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko Samba Ndiaye waxee may jóge fii xombal di leen fekki Thiès bi ñu déggee bis bi ñu ne ma dangeen ñu daan fekk si tey ñoo lay fekk si xombal ànd ak ay kilifa yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla di nga dem sax nag di leen seet te doo leen gis yàlla baaxee ñu tey bis bi tey yaakaar naa ne lu fi waay ñaan day nungu ndax bu ma toogee
nuyoo bi ma teg ko ci loxo sëriñ Mor Gueye mii di suñu président sëñ Mor Gueye xombal a ngi nii sëñ Mor Gueye sama njaboot a ngi nii sëñ Mor Gueye la nga nekket Thiès defe naa ne waa Thiès xam nañ ko te je parle sous le contrôle de Maguedane sama xarit boobu ah waa xombal a ngi nii tamit di sama njaboot di sa njaboot ma cay teg sëñ Souleymane Seck borom xaas Seck nga ñaanal ñu ñaanal sa barke baay ñaanal sa barke maam ndax groupe sopp na bi moo tëdde noonu sëñ Madické Seck yow sama xarit nga sama camarade nga sama lépp nga kon defe naa ne délégation bi sëñ Mor Gueye àndal ñépp kenn ku ci nekk sëñ Xaadim dégg naa li nga wax fii li ngeen di wax ci man yépp ci yéen la nekk ndax su ma doon jógee xombal di leen fekk si sëñ Samba Ndiaye te su ma ñëwee xëy na duma fa gis loo xamante ne neexuma ah xëy na de ñuul naa lool ñaaw naa lool waaye nag ñàkkuma fayda waaye nag dama ñëw gis ay kilifa yoo xamante ne nii seen yëngute yëpp ci lislaam la man ba ma duggee ci groupe sopp na bi yàlla seede na ne li ma xam ci sama diine këj naa koo xam wala musuma ko xam kon may sant yàlla bu wér loolu rek defe naa doy na yokkute ndax képp koo xamante ne nii mi ngi lay jàngal sa diine te groupe bi ñu ci nekk macha allah bu ñu taxawoon fii di leen lim fi la ñuy fanaan donc sëñ El Hadj Mor Gueye nuyul ma soxna Ami Mbeng soxna Assou Gueye Ndiaye madame Faye Assou Gueye Ndiaye moom sama royukaay la ci diine sama royukaay la ci teey sama royukaay la ci macha allah am itte ak yëg nit madame Faye kontaan naa ci déplacement bi macha allah kon mention spéciale ci sama ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal sopp na bi sëñ Ablaye Ñing ah yow moom sama nitu bopp nga yal na la yàlla fay sa taxawaay ma ak monsieur le maire Pape Tall kooku sama jëkkër la sama mbokk la sama doomu bàjjan la kon defe naa ne moom sotti ci ak def ci la bu ma paree ma gestu nuyu sama imaam yi toog ci table ji ndax imaam Mansour Ndiaye defe naa ne imaamu ñëpp la ci xombal man de sama xarit la sama lépp la imaam Mansour Ndiaye boo ko xoolee boo ko gisee sa xel ci sëriñ Mansour si borom daara ji lay dem xàmmewul murit xàmmewul tijaan lépp lu ko nit woo rek ak disponibilité am mi ngi taxaw tem ba mu jeex tàkk man de sama xarit la te dama koy waxaat fii ma taxaw nii imaam Jong oustaz Jong maa ngi lay nuyu bu ma nuyoo kilifa diine yooyu ba noppi di nuyu sama collègue yi nuyoo bi ma ciy tàmbalee inspecteur Nalla Ndiaye mi nga xamante ne tey moo fi représenté ministre de l'éducation nationale Nalla maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu directeur d'école yi fi toog te Cheikh Sow représenté leen te kenn ku ci nekk sama càmmiñ nga ma mënoon a taxaw fi wax ci yow lu bari kon defe naa ne le corps enseignant gàcce ngaalaamaa ñoom corps bi nga xam ne nag ci laa bokk muy sama collègue yi toog ëpp ma leen xam-xam gënuma leen a dëkk ci dëkk bi gënuma leen juddu defuma fi luñ fi deful kon defe naa ne bu ñu taxawee tey ne dañ may sargal xëy na dafa am dañoo baax rek moo tax sama collègue yi taxaw tey ne 8 mars yow lañ koy tuddee ndax kenn ku ci nekk fi ma taxaw ñu may sargal kenn ku ci nekk def nga lu tax nga war a taxaw fi ñu sargal la kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi ànd ak yéen ba mu jeex tàkk heure bii daaw dañ ko tuddee woon jigéen ju baax muy soxna Sagar Ñing yal na ay yaxam sedd yal na xeppee àjjana parce que bu ñu wax femme de développement fii ci xombal mënoo koo lim te tuddoo ko kon defe naa ne ñu koy ñaanal yàlla rek fi mu jógee fa mu jëm gënal ko fi mu jógee ànd nag ak sama ay mag ñoo xamante ne nii wax dëgg yàlla bàyyi ñu ma moo wéet benn yoon
su ma taxawee fii tey di ko lim dinaa juum waaye nag ma jël lim boobu yëpp teg ko ci loxo kenn teg ko ci loxo Awa Ndiaye mu jotti lil ma ko sama mag yi may gunge fu ma toll teg ko ci loxo Njenn Fall ñu bokk ndey te wéetalu ma teg ko ci loxo jigéen ñi may àndal ñëpp te ñu teew fii kon ma ñaar ñooñu bu ma leen seppee teg ko ci defe naa ne nuyu naa ñëpp sama famille nag moom duma leen gërëm dama leen di ñaanal kenn ku ci nekk li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal sama famille Bassirou Gueye bi taxaw fii wax Fat Dieng bi taxaw fii wax te Xombal gépp di sama famille ndax kenn ku ci nekk tey am nga yéene taxaw wax ci man kon defe naa ne famille bi rëy na rëy goo xamante ne nii Xombal gépp laa bokkal famille kon maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di sargal waaw dafa am loo xamante ne nii daf ma teniroon ak dama ne woon su ma ñëwee fii tey gaa yu tedd yi toog autorité yi toog jigéeni Xombal yépp toog tey gis seen bopp ci man bërëb bi ñu taxaw tey di ko def chaise yi ñu teg tey ci kaw tali bi bu doon 15 jours avant du ñu teg chaise yi tey ci kaw tali bi mbaa ku ko ci teg boo tegee chaise bi dina dugg ci kàmb dam kon ki waral lii di doomi Xombal ndax sëñ Mansour Sy Djamil la ma jur rek doyoon na Xombal laa juddoo doy na waaye nag li ma am Xombal laa koy indi loolu leneen la ma bëgg ñu ñaanalal ma Sidi Djamil ndax nag Xombal seen xol sedd na ci moom ñu ñaanal ko wér ñaanal ko gudd fan lu mu man ren mu man déwén lu ko ëpp kon jataay bu mel nii bu ñu taxawee ci tali bu mel nii nga xamante ne projet gouvernemental la kenn mësta gis benn nit bu taxaw moom kese ne day defar tali ci benn dëkk lii mairie mënu ko parce que budget am toll ni gouvernement moo ko war a réaliser mu ne Xombal laa juddoo fi laa yaroo fii laay ñëw tali yii dafi kàmb dinaa ko fatt dinaa defaraat tali yi ba mu baax kooku nañ ko ñaanal wér ñaanal ko yàlla gudd fan lu mu man ren mu man déwén lu ko ëpp donc defe naa ne loolu dama ne woon moom mënumaa wax ba mu jeex te waxuma ko maa ngi nuyuwaat ñëpp di sargal ñëpp di nuyu nag sama doomu bopp Mégay Boy ku nekk xam na ne xat na te tey jour de travail la mënoon naa téléphoné su ko defoon mu doy mënoon na toog yónnee su ko defee mu doy waaye nag yàlla dafa def muy sama féete ndax man ak papaam defe naa ne umpul kenn ci Xombal may bàjjanam mu xam ko lool jox ma cëru bàjjan kon Mégay loo man ren yàlla na nga man déwén lu ko ëpp defe naa ne nuyu naa ñëpp encore une fois waaw léegi nag bu loolu bu nuyoo yi jeexee dañu am tey 8 mars mënuñu nu tuddee 8 mars ba ñu dem te waxuñu ci thème bi mooy lan féministe quand il le faudra defe naa ne c'est une longue lutte niñ ko waxee léegi ay siècle la durée 8 mars lañ dog buumu njaamu jigéen ñi ñuy voté di dugg ci syndicat yi di liggéey am seen liberté boobu ba léegi aussi femmes yaa ngi ci di ko xeex ci terrain bi xeex boobu tey moo nu jural parité bii nu am xeex boobu jural nañu ay action yu bëri yoo xamante ne nii leadership féminin bi mi ngi ci di ci dox may ñaax sama mbokk jigéen yi man de dama am benn formation parce que dama ànd ak waa COSEF di liggéey ak waa Rafet te li may liggéey ak ñoom de yàlla seede na ni nekkal jigéen rek ak foo man di bokk ak bu dee parti politique boo mën a bokk nay jigéen rek ñun promotion féminine lañu wax ma bëggoon bu ñu jógee fii ñun ñi nga xamante ne ay jigéen lañu yàlla def ñu jiitu xëy na nekk ay leader yu ndaw parce que xëy na mënaguñu dara ñu jéem a tette ñi nga xamante ne nii jotuñu dugg defal leen ay formation ñu yee leen te formation boobu dama ciy sollicité Alaaji Mor Gueye bis buñ ci jubloo
ma teg ko ci sa loxo lépp loo xamante ne nii xëy na ay finance la te suñu loxo jotul suñu gannaaw ma dénk la ko waaye su ma sañoon sama sœur yi nga xamante ne sama mag yu jigéen ak sama rakk yi ñu def formation bu mucc ayib kenn ku ci nekk xam lan mooy leadership féminin ndax jigéen ñi dañoo war a dugg ci instance yi dinañ dugg gaa ci instance yi parce que parité bee am fii peut-être amul ci équipe municipale bi mais am na ci conseil municipal bi mais biir conseil municipal boobu est-ce que jigéen ñi xam nañ la leen fa yóbbu dëggantaan jigéen dafa war a xam ne moom li ko kii waxee léegi ñaari yaay la fu mu nekk mais soo xasee ba dugg ci instance de décision maslaa amatu fa intérêt population bi ngay défendre bul ne man ci liste mbëru laa duggee ci biir conseil bi donc li ma mbëru wax loolu laay def keroog ba mu duggee ci liste ba mu duggee ci biir conseil bi la pare ci sama liste population bee ko moom kon lépp loo xamante ne neexul population bi lépp loo xamante ne nii jaaduwul ñun dañoo war a nekk ñu koy bañ te loolu yépp du ci ñoom xëy na manque de formation la te formation boobu dama cee bëgg a taxaw parce que leadership féminin bi dafa maa ñor te bu ma sañoon femmes yi fi toog yépp kenn ku ci nekk te je parle sous le contrôle de Awa Ndiaye femme de développement la yàgg nañoo tase ci biir conférence yi xam na li may wax Khady Gueye defe naa ne am na loo xamante ne suñu rôle la ñun ñu dellu siwaat ci askan wi am lu ñu defanteeg ñoom yee leen am lu ñu waxanteeg ñoom mu dugg ci seen bopp loolu laa ne woon dinaa ko ci boole parce que thème bi laaj na ko féminisme quand il le faudra kon defe naa ne bu féminisme jotee nañu taxaw xam ne ñun xëy na ay jigéen lañu mais nag am na lu ñu xam am na lu ñu bëgg am na loo xamante ne ni war nañ ko def. Adja Mor, vous avez lancé tout à l'heure un appel à l'endroit de Mor Gueye nga ne ko da ngay song formation pour jigéen ñi te soxla nga mu jàppale la woo na ma léegi nee na naa la wax devant tout le monde que buñ ca àggee la ca war yëpp dina ko def moom Alaaji Mor Gueye soxla bi. kon nag defe naa ne jigéen ñi bal bi ci suñu camp la nekk bu ñu fi jógee avec le réseau des enseignants madame Astou Ngom la présidente ma koy féliciter ndax bu ma ko féliciter naa tout le groupe dégg ngeen li ma wax am nañu partenaire kon la formation defe naa ne ci jigéen ñi la des surtout yéen ñi nga xamante ne nii ay jàngalekat ngeen ay yarkat ngeen ay vecteur ngeen kon defe naa ne sant yàlla maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. tableau bi yi ci nekk ci njëriñ. macha allah dañ koy bàyyi ak le conférencier. muy Allahu Muhammad Yaasin bi ngay gis tur Seydina Muhammad la. tabaarakallaahu kon. man dama xamul soxna Mboroo ko moom wala sëñ Mboroo ko moom. ndax kii soppay na bi la. tabaarakallaahu yàlla barke.